la chaîne qui vous rapproche de la réalité. kontaan rek ak bëgg di profité aussi ci occasion bi pour sant le groupe Khelcom Fish di ko jaarale ci turu président bi mooy monsieur Mor Gueye parce que lii mënuñu si am lu dul mbégte ñun ay mool surtout jamono ji nga xam ne géej gi neexul fan yii yëpp semaine yi yëpp yaa ngi seetlu temps bi baaxul bon bu nekkee ci commune di liggéey dem ba gis ni war na participer ci émergence ci secteur de la pêche ñun mënuñu lu dul di sant le groupe Khelcom Fish di sant Mor Gueye parce que lii lu am solo la ci ñun tey c'est la première fois France bon ñu ngi koy sant di ko gërëm di ko ñaanal yàlla bu déwénee yàlla na ko mënaat yéeg-yéeg bi dafa fort parce que moom alalam bu ko neexoon mu def ko feneen mais gis ne mu ngi ci secteur de la pêche ñu àndandoo nekk ak moom ci secteur de la pêche mu gisee ni aussi par rapport ak plan émergent bi nga xam ne le président Macky Sall woote na ko mu bëgg cee participer ci secteur bi mu ne muy secteur de la pêche bon mënuñu lu rek di ñaan son excellence monsieur le président Macky Sall mu jàppale ñu mel ni Omar Gueye bu Khelcom Fish parce que li ñu am ñu ngi koy delloowaat ci askan bi di la wax ni ñun kontaan nañ ci moom pêcheurs yi Thiaroye Géej kontaan nañ trop ci groupe Khelcom Fish ak Omar Gueye jafe-jafe yi ñu am fii ci wàllu napp bari na trop bi ci njëkk gën cee remarqué wu moom mooy boo xoolee rek di nga ko gis parce que tefes gi salte bi bari na te loolu aussi bokk na ci li gën a yokk dégradation écosystème marin bi ndoxu taw yi nga xam ne aussi ñu ngi jugee ci canal yi di versé wu géej day gën a yàq géej gi gën a yàq tefes gi rareté poisson bi moom liñ ci mën a wax tey buñ ci doon wax fii ba suba du jeex mais ñu souligner ci cas yooyu rek te dégradation écosystème marin boobu day impacté ci jeunesse bi parce que ñoom ñoo fi nekk ñoo xam ne ñun li ñu doon na géej ci suñuy bàyyi ñoom noonu la ñuy doon na géej ci ñun te ëllëg bu ñu ñëwee fekk géej gi gën a dëgër bon impact bi day gën a métti ci ñoom te ñun ay doomu Lebu lañ xamuñu dara lu dul géej ba tax na ñu ngi ñaan état du Sénégal aussi lépp lu mu man pour accompagner ko pêcheurs yi mu accompagner ko surtout ak exploitation pétrole bii di ñëw ci géej gi rareté poisson bi moom day gën a métti mënuñu nag lu dul ñaan état mu accompagner pêcheurs yi accompagner aussi ñu mel ni Mor Gueye comme ñoom ñu ngi accompagner pêcheurs yi. parce que Mor mënoon naa toog ne li ma am damay ubbi ma si dolli muy gën a bari mais Mor lu mu am mu ngi koy bokk ak waa Thiaroye lii muy def nii daf kaa def defati ka ñu am kontaan te lool ci moom di ko ñaanal yàlla Mor yëpp a kontaan nag Thiaroye ñëpp a kontaan parce que lii mosu fee am moom moo ko fi def mosu fee am yërmandeem kay rek taxaw si usine am gis géej gi ni mu demee rek mu oo ma asu tey géej gi kaay na ma ko gis nga de mu ne est-ce que du may mooli essence ma ne ko acte bu rafet existé wul mu mayee 2000 litres essence macha allah ñu koy ñaanal lu man ren yàlla na déwén yàlla man lu ko raw. ñun géej lan xam ñun géej rek lan xam heure bu ñu koy day daw ñëw géej kon géej gi bu kaayaa foog ñun ñu yëg ko ak essence ni mu seeree boo gisee bisab tey bi rek nga war a xam ne macha allah li mu def moom dara fayu ko. ñu kat si ñaanal nag mu am ci yokkute lool ñuy lancé nag ministre de la pêche Aly Ndoye sunu Mor Gueye mii noonu la ñu ko mën a jàppale da ngeen ñu ko jàppale parce que ñun waa Thiaroye dañ kaa soxla de te mu ngi def lépp li bëgg ñun liñ gën a bëgg suñu xool moo di def ndax suñu kee bii Mor jën lu mu seesee danaa ramassé ñu ramassé macha allah bu ko neexoon day tëj oto mais non bàyyi leen ba mu yomb mais lu mu seer fii jën du fi doy Thiaroye ñun suñu kee bii am nañ ay problème am nañ ay jafe-jafe parce que manqué nañ ay moyens mais nag ku mel ni Mor Gueye mi buñ ko amee amaat keneen ku mel ni moom keneen macha allah Thiaroye du waxati dara mais ku ñu jàppale suñu koy def bi tamit ñu jël parce que am manqué nañ ay moyens yu bari mais moom mi ngi def waaram heure bu xëyee na gaar oto bu mag bële Khelcom Fish yaa ngi koy gis dina ko gaar 300 kees lay def lu jël seesee rek a yab ba mu fees génne ko lépp usine liggéey ko. géej gi moom tolof-tolof yi ci am moom du jeex. ay tolof-tolof rek lan jànkonteel mais lépp yàlla la lépp mbir suñu borom la dañ naan jën du am jën bu waree am rek day am incha allah fan yi yëpp gisuñu dara bu ñu xëyee dañuy ñëw ñibbi mais tey macha allah xéwal tuuru na fi macha allah tey jën am na danoo yàkkamti rek mais jën day am jën bu nekk ak période am ci lay deewee jën bu nekk ak période am
ci lay am contentement bu baax dund bi cher na essence cher na lépp cher na macha allah di lancer suñu gouvernement yi nag ñu dimbal ñu ci dund bu cher bi suñu doom yi sonn nañ suñu yaay yi sonn nañ ñëpp sonn nañ di gërëm Mor Gueye bu baax nag ndax moo dafa def benn acte daaw indi fi ndimbal bu fort ci biir Thiaroye ñoo koy liggéeyal fii bu gaaree otaam ñu dem wax ak moom ni que ndimbal mooy joxeeti ci Thiaroye bee kaw di ko jaarale ci ñun ñu ko jaarale ko ci mool yi ndax yow liggéey ak jën nga xam kon booy liggéey si jën mool yi nga war a jàppale loolu moo waral mu def acte bi tey génne ay bon essence am di jàppale mool yi rek te yàlla tax nag jàppale kese te yàlla tax moo tax mu jóg leneen taxu kaa jóg jàppale nit ñi kese te yàlla tax ak jafe-jafe nit ñi moo tax mu def lii mu def tey ji nii mool yi kay bu ñu amee jafe-jafe ñun ñu am jafe-jafe ndax ñun ci mool yi la ñuy taataane moo tax ku naan dañuy xeex mool waxoole am ndax ñun bu moolee amul dara ñun du ñu am dara kon ñun mënuñoo dund ci mool gi ba pare di bëgg ànd ak ñuy xeex mool ñun dunduñu ci loolu ñun dañoo bëgg mool yi am développement ñoom ñu di dem am koom-koom ñoo indil ñun ñu am koom-koom ñeneen bi suturlu ci ñun loolu mooy suñu bëgg-bëgg ñun te ci loolu ci tànk yooyu ci la nekk Mor di ñu si jàppale macha allah ci loolu ci la nekk te Mor mu ngi ñuy jàppale bu baax a baax ci loolu bu sañoon mooli Thiaroye ñoo am problème barke Seydina Mohamed na jëlu fi teel comme ni Kaasu Ndiaye waxee rek bu teeree lu mu mën a jar mu ne ramasser leen gaare otaam indi. géej gi fi mu nekk nii yàqu na yàqu nga xamante ne kenn mën laa wax nu mu demee ñun ñi nga xamante ne ñoo nekk si géej di jigéen ñi di liggéey si géej sonn nañu suñuy jàmmañ ak suñuy borom kër ak suñuy doom yi nga xamante ne ñoo dem géej ñoo gën a sonn ñëpp ndax ñoom da ngay gis ku si jënd essence daw bay bëgg a dee doo am dara ñàkk déggoo ak coono boobu ñu sonn suñu jëkkër ko sonn ak suñuy doom ak ñun ñii moo waral Mor Gueye def lu mel nii Mor Gueye lii mu def nii ñu ko ciy sant di ko gërëm ndax Mor xam na ne mool yi sonn nañu semaine bi toog na lu mel plus de 2 semaines amul menn mool moo xamante ni mën ngaa dugg si géej gi dem ñëw indi essence amul mool am xolam bu rafet jël alalam ji bari dugal ko fii neexale ko mool ne ñëw leen ngeen masal leen essence ngeen dem géej te ñaan na leen yàlla dafa leen xéewal Mor lépp lu man ren déwén yàlla man lu ko raw lépp lu man ren déwén yàlla man lu ko raw te géej gi suñu géej gi ñu ngi ñaan gouvernement bi ñu jàppale ñu ngir yàlla ak yonent ba xaj si bateau yi nga xamante ni ñooy yàq suñu mbaayi doom yi ak nekk fi nga xamante ne fi la gaal yu ndaw di napp suñu liggéey yëpp yàqu ñu jigéen Thiaroye moom sonn nañ ba fa sonn na yem ndax ku ne xam na ni géej gi fan yi jafe-jafe am na ci manquement jën mais loolu nag ndokk bi ko ku mel ni Mor Gueye comprendre jël lu mat 2 junni litre ak téeméer séddale ko mat téeméeri gaal ak fukk loolu lu am solo la may wax di féliciter le président Macky Sall di wax aussi le président ak le ministre de la pêche ñu xoolaat aussi napp gi li ci nekk ñu jàngataat ko parce que tey napp gi lii problème napp gi mooy jàngkati tubaab bi dañuy ñëw fekk liggéeykat bu mel ni Mor Gueye nga gàddu sa cartable di yëg di wàcc rek say kayit yoo xam ne yow mosoo jënd jën mosoo jaay jën loolu dañoo bëgg mu jeex fi te loolu nag ki ko mën a jeexal mooy le président Macky Sall ak le ministre Aliou Ndoye parce que tey ñun activité dañoo am fulla da am fayda képp ku bokkul ci ñun ñëw fii tey gàddu sa cartable yow say document di yëg ak a wàcc ak a bind ñun duñ la fale tey may wax waa Thiaroye aussi pêcheurs yi ak mareyeurs yi ñu jàppale Mor Gueye parce que Mor li mu def dafa am solo monsieur le maire mu ngi nii ci koor gi yaakaar naa ceeb bu bari ak suukar su bari moom la fi Mor joxe ñun nag kooku lañ soxla koo xam ne day dimbali acteurs yi di leen jàppale président dañu Sénégal émergent Mor bi man Thiaroye émergent laay def kon Mor ñu lay féliciter bu baax aussi météo am na solo trop nañuy diglu météo géej gi bu naqaree nañu daal toog xam nga loo bëgg am jën dem dellu si loolu dafa metti ñuy mastawu bu baax ñi nga xam dañoo dem ci géej gi ci ñu réer yàlla na yàlla feeñal leen di wax daal sama mbokk pêcheurs yi sant leen gërëm leen ndax xam nga ñun sa ñun mënuñu am jën tant que pêcheur nañu ci jàmm ñun mareyeurs yi moo tax ñun fu Mor bi ma waxee ni ma dama leen di jàppale ci essence bu bari bi dama cee kontaan kon maa ngi wax sama mbokk pêcheurs yëpp nañu dal di diglu météo parce que géej gi da ngaa war a am sécurité maa ngi wax moo sànq ñu koy continuer ci nii dañ am yeneen ndimbal ñu war a indi ci wàllu sécurité ci géej gi pour mool yi mën di dem ci jàmm di ñëw ci jàmm. doom li ko waral mooy géej gi dafa métti temps yi ku ne gis na ni ngelaw li dafa yàgg quoi peut-être ëpp na 10 jours mu ngi ngelaw pêcheurs yi demuñu te père de famille lañ donc ci lañ xalaat ñu ni nan lay ba jàppale petits pêcheurs yi donc ci 2100 litres d'essence séddale leen ko ci 110 pirogues donc ku ne mën ci am sa wàll mën na def 2 jours sax au minimum 2 jours wala une journée pour mën a nappi quoi donc loolu moo waral don bi quoi. boo ko doon xayma ci koppar lan lañ ko mën a def. donc bu ñu ko doon xayma ci koppar dina dépenser 1 million donc dina dépenser 1 million 200 000
donc mais teewul ba tey loolu du ci dara donc yéene bi rek moo ci ëpp solo quoi yéene bi moo ci ëpp solo. rek di moytu di def attention di xam kañ la ñuy dem géej ndaxte bu ñu ñëwee fii nga xamee ne mooy service départemental de la pêche ba la ñuy dem géej dinañ leen jox information yi nga xam ne dina wane ne géej gi day yëngu wala day sàmbaraax buy yëngu wala sàmbaraax nga bañ a dem géej bu demee ba dal nga war a dem géej nga dem géej ak sécurité bu ko defee nga mën na dem mën a dellu si mais su fekkee ne itam dañ lay jox information bi nga xam ne géej gi day yëngu nga dem ndawal mën na la ci dal te ndogal loolu du neex doomu aadama yi kon dañoo war a gën a takku gën a def attention gën a fexe daal ba aar suñu bopp ndax aar suñu bopp mooy bu ñu waree dem géej dem bu ñu war a dem ñu bañ a dem. repos biologique li ñu wax rek mooy gouvernement bi sama koy observé fii ci Sénégal li ci des nag mooy fexe ba ñuy def repos biologique yu gën a bari yi à telle enseigne que mool yi bu ñu demulee géej bàyyi jën yi mën a nekk ci géej gi dund fa jur fa bu ñu mënee dund ay fan ñu mën a dem géej fekk fa jën kon repos biologique dañuy ñaan ñu gën ko yokk bu ko defee jën yi mën a dund jën yi mën a jur bu ko defee mu am jën.